santam di leen jëfal bu baax ci teewaay bi nga xam ne moom ngeen teew kenn ku ci nekk bàyyi sa yitte ñëw fii uy si ci bis bi nga xamante ni waa Ahlou Lamb ñoom ñoo koy amal. li tax nag ma commencé ni alhamdulilahi rabbil alamin mooy bii mooy deuxième édition daaw fekke woon naa ko ren fekke woon nañ ko yàlla nañ ko fekkee déwén waaye balaa may dem fenn nuyu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi teew ñoom ñëpp pour ne pas citer personne yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu. mu bëgg nag ñun ni ñuy defee toujours bu ñu dajee fenn muy d'abord ñaan ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. waaw fi may commencé rek mooy Ahlou Lamb Sénégal tey la suñu deuxième édition daaw dañu koo def ñu commencé ko parce que dañuy toog rek am benn yëg bu ñu yëg ne ñun dañu boy ko def ci lutte simple bi dama koy wax toujours dama naan lutte simple bi bu ma waxee ne tey dañu boy ko def feeñ na tey ci nomination bi parce que tamit dafa am loo xamante ni ñun dañ koy naqarlu toujours dañ koy naqarlu gis nañ ne tamit ministre Matar Ba gis nañ ko mu xëcc ñëpp audience journaliste yi ñàkk fay di sax wóor na leen audience mais tamit gisuñ ci benn yoon mu jël ak ndaw boo xamante ni ci lutte simple bi la nekk te lu waroon la loo xamante ni tamit ñu ngi koy naqarlu beneen naqarlu bi ci naqarlu tamit mooy dañ koy wax ne njiit day tëdd njaaxaanaay toujours ñun dañuy gis ne tamit beneen erreur bi mu def mooy am na ñoo xamante ni dañ leen rajawoon ci làmb yi ku mel ni Sitor ku mel ni Malick maanaam Sitor dañ ko rajawoon mais ñee dañ leen a sanctionné woon ñun jàpp nañ ne comme que Sénégal la ñu nekk te tamit dañu ne làmb ji ñun ñëpp dañ ko bokk te mënuñu ko séddoo waroon na mën a woo même bu dee Sitor wala Malick mu déglu seen xalaat parce que ay sénégalais lañu donte ñoom rajo nañu Sitor en sanctionné nañu mais ba léegi dañu am seen xalaat ci làmb ji dafa doon rafet tamit ñu déglu leen loolu ñuy naqaru la ministre message la boo xamante ni dañu koy lancé nga xoolaat li nga xamante ni moom ngay di jërëjëfalaat tamit ku mel ni président Alioune Sarr parce que tamit macha allah dañoo ne 94 ba léegi mu ngi fii yàgg na fi macha allah mais tamit def na lu nekk dama naan mbër tey jii bu fayee ko ay millions bëre ba pare ñu fay ko ça à grâce à Alioune Sarr la parce que bëri daana bëre ba pare dem ci promoteur bi ñu mu ne ko awma dërëm kon nag def na fi lu nekk waaw ñu wax tamit Bira Sène bi nga xamante ni moom la ñu jox tey CNG bi di ko ñaanal tamit yal na yéen di oyof toll ak président Manga bi nga xamante ni moom lañ jox lutte simple bi. ku mel ni tey ordinateur bi taxaw tey jii mu nekk mbër moo xamante ne nii bokk na ci ñi dàq bëre Sénégal dañoo ne daaw moo ëpp lu mu jël ñu ne waat ren moo ëpp lu mu jël ñu ne daaw jéeg tamit moo ëpp lu ñu jël dente defuñu fort kon triplé bu doon ballon d'or dañu naan triplé na ko ordinateur bi mos a am bëri dóor est-ce que loolu jaadu na loolu lu rafetul la lu ñuy jooy la. jeex li tax bu jeex donte boolewuñ leen bëgg nañ leen a médiatiser wane leen ba tey jii ku def dara ci lutte simple bi ñu wane la ba ñëpp gis la parce que tey moom mooy mbër moo xamante ni moo ëpp lu mu jël tàccu leen ko mu nekk grand champion boo xamante ni macha allah tey ki topp ji moom mooy rajaxe mu ngi nii waa kër Fodé la moom ambulance bi ñoo bokk ndey ak baay mu nekk koo xamante ni macha allah lu ne def na ko ci làmb ndaanaan la amul ku mu mënta daan ci làmb tàccu leen ko mu ngi nii macha allah ñu toppale koo xamante ni mooy tubaako la doomu Ngekoox la muy nit ku am jom parce que daaw ñu décoré ordinateur dafa ma ne woo téléphone mu ne ma Alpha décoré na ordinateur mais déwén di ngeen ma décoré macha allah muy ko am jom muy liggéey lu bare tàcc leen loolu. mu amaat beneen ndaanaan nag seen biir tey jii bu ma jiitalee ordinateur ne 13 drapeaux la am ne tey jii géant bi Bargny bi 17 drapeaux la am dina jaaxal ñu bari 17 drapeaux la am doomu Bargny lii mu nekk daaw boo xamante ni moo ëpp lu mu jël ci àll bi ci léger mais boo gisee tey ñu décoré ko parce que moom day bëri tànk di bëri lourd 17 drapeaux la am li ñuy wax nag tànn wu ñoom dañ ko topp parce que Ahlou Lamb Sénégal lamb fu mu jeex fu ne la ñu am ay nit lamb fu mu jeex dinañ wax ne lamb ji kii moo ko jël
diw la daan final tey 17 drapeaux yi tey mën nañ la limal kan la daan final ñaata lañ tegoon ci làmb ji ak tamit làmb ji kan ak kan ñoo ko nekkoon tàccu leen doomu Bargny boobu macha allah. di limaat keneen yi nga xamante ne nii macha allah doomu Joal bi bu ñëwee mbëru tànk yi tànk mooy mbëru léger yi moo ëpp lu mu jël ci mbëru tànk yi muy Karim bu Joal nekk daanaka boo xamante ne nii donte tamit gaa yu bari maîtriser wuñ ko mais amateurs yi maîtriser wuñ ko boo ko gisee tey jëmm ji ñu toll doole yi ëpp na loolu mu nekk koo xamante ni doomu Joal la macha allah mën nga jóg taxaw Karim mu nekk koo xamante ni macha allah def na lu bare moom tamit ci làmb muy noonu. beneen bi bu ñu jógee foofu ñu dem ci ki nga xamante ne nii li gën a am solo mooy mbër mi nga xamante ne nii moo gën a fair play bi ñu toogee amateurs yi consulté leen daaw ñu ngi tànnoon Idi bu Ngëriñ doomu Ngëriñ boobu di ndaanaan boo xamante ne nii macha allah def lu ne ci làmb mais ren dañu amoon ñaari problème mooy dañu tànn ñaar ñoo xamante nii dañoo ne mos ñoo yàq làmb muy Pakala bu Mbuur ak Caaka Fay muy ñaar yoo xamante ni amoon nañu problème pour tànn kan moo gën a fair play mais nag ñoom ñaar ñëpp fair play mais bu ñu xoolee Pakala ñu ñëw muy doomu Mbuur boo xamante ni macha allah def na lu nekk ci làmb Pakala mooy boo xamante ni ndaanaan la mu ngi bëri ay jarbaatam di bëri ak ay rakam di bëri ak ay magam instant yi macha allah mu def lu ne ci làmb tàcc leen ko doomu Mbuur boobu mooy mbër bi gën a fair play beneen bi ñu indiwaat ñaar ñi nga xamante ne nii dañoo ne ñi bëri ci lutte simple ñoo ci gën a nekk ay anciens ñu ngi bëri ak seen i rak ak seen i jarbaat ba léegi ñu ngi ci wàllu dañuy béy muy Seeku Diouf ak Mamadou Ndiaye Seeku Diouf tàccu leen ko mu nekk doomu sum boobu nekk koo xamante ni tamit macha allah Mamadou Ndiaye xam naa ne léegi mu yegg si parce que woo na ma léegi tamit muy ndaanaan boo xamante ni du doomu Robert di doomu mbër def lu nekk ci làmb macha allah fu ne lañ koy décorer mais tamit te ci mbir bu neexee nday jàpp ca mag la bu laa mu neexee tamit dañu naan tëggkat yi la dañu naan waykat yi la tey ñu décoré fi nga xamante nii papam dafa def lu nekk ci làmb muy Babou Ngom macha allah mu am doom yoo xamante nii tey représenté na ko fii waaw mu nekk def lu nekk ci làmb tey ñu war ko defal muy Momo Ngom macha allah tàcc leen loolu muy doomu Gandiaye mais tamit bu ñu waxee Momo Ngom ne Maodo Faye di ko xamante ni keroog ba ñu demee 3e jour Tabaski bañ demee ci Babou daal ko micro dañ ko ne coow li bari na ci diggante Momo Ngom ak Maodo kalaan bi bari na coow yi adversaire kan moo daax dëgg donte Momo doomam la mu ne ñu Maodo du moromu Momo Maodo du moromu Momo mu ne Maodo mën na jàngal kii parce que Maodo mën naa ko yar te kee tamit Maodo moo ko jàngal dëgg muy doon koo xamante ni tàccu leen ko moom tamit xam naa leen muy aussi waaw di def koo xamante ni def na lu nekk ci làmb beneen bi tamit bëggoon nañ tamit ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo baax Sénégal seen kii bi comme Barça ak Real Madrid waaw mais lépp amateurs yi rek mooy diggante Mbaye Loum ak Yandé Fatou waaw macha allah ñu war leen a décorer tey jii ñu def lu nekk ci làmb beneen décorer surprise bi nag mooy ki nga xamante ni day bëggal làmb day bëggal ñi nga xamante ni sax bokkuñu ci làmb day bëggal ñi nga xamante ni sax bokkuñu ci làmb muy koo xamante ni nee na nag ndaanaan la xam naa ne dinaa leen ko fi indil muy daam mën nga dugg si daam borom jaay faay mën nga dugg si mu nekk koo xamante ni tamit waaw moom gars yi dañ ko doon xaar waaw jaay waay ñu ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam di rafetlu lool organisation bu tey bi di féliciter Alpha ak équipe bi mu àndal yëpp si Ahlou Lamb Sénégal di nuyu bu baax sama mag sama xarit président Chérif Diaw président CDG bu Mbour di nuyu également ñi mu àndal ci délégation bi ñu xàmmee ci Abdoulaye Pouy xàmmee ci Mamadou Seck bi jóge Thiès
ak ñeneen dañuy kontaan loolu teew fii tey gannaaw bi ñu fi teewee daaw muy la première édition ñu ñëwoon fi daaw en tant que président CRG bu Thiès àddunay dox ba ren biñ ñu yónnee invitation bi biñ koy yónnee ñu ngi ko yónnee woon Maysa Ndiaye président bu CRG bu Thiès waaye avant xew bi egsi yàlla def li gën daal di ñuy yóbbu comme premier vice-président chargé de la lutte avec frappe au niveau du CNG kooku nag bu ma ñëwee ci jotaay bu mel nii fekk fi Ahlou Lamb Sénégal te xam ni bëri na journée yu ñu organisé ci sama région muy soit département de Mbour wala département de Thiès wala département de Tivaouane c'est parce que yéen Ahlou Lamb Sénégal yéen a yoroon comportement bu exemplaire yéen promoteurs yi nekk ci région de Sénégal de Thiès yéen a fa ñëw def fa organisation bu parfaite ànd ak le CNG ba tey ñu mën ma citer en exemple donc man maa leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni vraiment ndam lii nga xam ni teg nomination bii nga xam ni teg nañ ko suñu kawul bopp yéen laa koy partagé te di sàkkuwaat seen ñaan yi ngeen ñu doon ñaanal di sàkkuwaat également seen accompagnement mais boo fi teewee également tey dama amaat beneen sentiment buy wane ni mën ngeen li tubaab di wax joindre l'utile à l'agréable mooy lan bu foo jotee dañuy foo ba ñëpp yëg ni ñu ngi foo mais bu fulla jotee dañuy def fulla ba ñëpp xam ni ñu ngi def fulla exemple bi ma siy jël mooy ban Mamadou Seck ngi nii teew bi rakkam wàññeekoo muy galas bokk si yéen Ahlou Lamb Sénégal bis boobu njabootu Seck wala ñun ñi nekk Thiès amul kenn ku si yëkkati wala ku si teg yéen waa Ahlou Lamb yéen a ñëw defar bis bi avant defar bis bi si bis bi nit ñi ñibbee tamit yéen a leen gunge loolu nag famille Seck yóbbante woon na bu ma ñëwee fii ma sant leen gërëm leen si taxaw boobu ngeen taxawu day wane une fois de plus que vous êtes une famille et que yéen a ngi def pour defar làmb. xam naa wax bi du bari parce que man sama yaram dafa daw parce que lii franchement képp koo xamante ni nii dawul sa yaram da ngay mel ni kon yow da nga bokkul ci làmb wala yàggoo ci làmb man nga xam ne seetaan naa ñoom Bira Koddu bu simal seetaan ñoom Ousmane Sali seetaan ñoom Dame Sodiane seetaan ñoom Hôtel Dior seetaan daanaa li nga xam ne tey boo leen doon lim mën nga fi fanaan soo fekkee lu mel nii mu jëm ci wàllu bëre bu amul dóor nga xam ne bëre la boo xam ne cosaan la dafa yàgg ci réew mi ñu war ko valoriser yàlla dogal Sénégal yëpp tey parce que tey réew mi moo fi daje région yi ci Sénégal yëpp moo fi daje muy lu am solo kon maa ngi nuyu Ahlou Lamb bu baax di kontaan ci ñoom lii rafet na gars yi na gën a jëm kanam am na mbër yoo xam ne Alpha wax na ko léegi demuñu arène Sénégal mais ba tey seen tour du fay ci histoire u làmb jëlal ku mel ni Fadou Feli xale bii toog tey nga xamante ne nii presque mooy meilleur lutteur de l'année te mu tegle ko 3 ans bu ko neexee sax bañ a dem arène Sénégal te lépp lu mu bëgg am ci bëre bi amul dóor dina ko am parce que bëre la boo xamante ni dafa am valeur donc maa ngi kontaan bu baax di beral nuyoo sama frère Alpha Ly nga xam ne depuis bi ma nekkee mbër di ngemb di bëre la ma topp nekk xaleel ba tey bàyyiwuma maa ngi kontaan ci moom vraiment di ko encourager parce que lii nag c'est pas facile à faire dajale ay doomu aadama yoo xamante ne nii dañuy jóge ci région yi un peu partout ci biir réew mi fexe ba ñuy déggoo guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci yar ak ay teggin kooku aussi ku yàlla defalul teraanga defal la sutura doo man loolu parce que boole ay nit yu nekk ci benn gox sax yombul surtout nag nga boole ay nit yoo xam ne dañu soriantoo kon Alpha merci et vraiment félicitations di kontaan bu baax ci yow di kontaan ci Ahlou Lamb di féliciter aussi le président Maysa Ndiaye le vice-président chargé de la lutte avec frappe au niveau du CNG loolu aussi très honnêtement fierté région de Thiès yëpp le président ñu ngi lay féliciter mais di teew aussi fii ci bés bi ci turu
le promoteur Cheikh Fallou Luc Nicolas di wax ne dama andi léegi benn chèque parce que dafa jaar léegi sa matin kër ga fekk ñuy pare ñëw ak Cheikh parce que Alpha waxoon na ma ko ma wax ko mu bind benn chèque li mu ci def bariwul presque 100 000 Omar mën nga ko récupérer ci Cheikh comme ça léegi mu kii parce que loolu tamit day wane ne ñun ñëpp ñoo bokk teen bu ñuy rootee parce que xam nga làmb tey bu ñu koy waxtaanee dafa am ñu ko valoriser parce que xam nga bu fekkee ne mag ñi dañu ne da nga bëgg a xam sa cosaan wala nga bëgg a xam sa bopp da ngay fonk sa cosaan kon tey bu fekkee da ngeen nekk ay jeunes di suivre làmb dem ba mu jaral leen lii kon moo tax ma ne lii ku mu dawul sa yaram dara dootul daw sa yaram. jërëjëf ñoom Gassama yéen yéen a fi représenté manager yi kii moo remplacé Pape Dia ci boppu département bi ci wàllu manager. Acha, merci beaucoup. Et qui encore? Ah, keneen ki ñuy wax itam dëgg la boo xam ne nii yaakaar naa boo ko tuddee tudd làmb ndaanaan lu nekk jógee na fa te ba tey ay naanaan ñoo fa nekk muy Joal. Joal nag su ma ko tuddee xel yi ci kan lay dem doomu suñu bàyyi Robert Ndiaye ndeysaan magu Ablaye Ndiaye naanaan lu mag loolu ay kookoy tan kookoy Mamadi Ndiaye laajte leen ko kookoy le grand Mamadi Ndiaye waaw waaw bu ko gisee ci laa ko ñu mu dox kanam ci laa gaañu ci tànn yi lay soxla ay bu la jàppee dama jàpp rek nga xam merci. nee nañ kat moo koy décoré nee na ndaal yi maanaam pot bi delloo ko ci ndaal yi dañuy woo koo xam ne yi rakam daanaan la bokk na ci yaakaar yi nga xam ne ñoo nekk fi nga xam ne nii moom mooy Joal. maga ma nga nee toog muy Zane Ndiaye Guinée caatu yaa ay da laa bëgg a wax waaye ki ma bëgg a woo dëgg c'est mon ami mon frère on est d'une même corporation dans le secteur de la pêche je vais nommer Habib Ndiaye le président national des mareyeurs des pêcheurs du Sénégal muy INAPAS bu Joal. tàccu leen ma ko kii c'est un grand monsieur kii damay wax ne bokk na ci personnalité yi nga xam ne ñoo taawu Joal fi ne nii jërëjëf. xam nga ne lii moom it nag da daan bëree de comme moom moo naa yem rek man nit ancien mbër laa woon waaye damaa teel a sippi moom itam noonu waaw. mooy sa ñaari lii de daf naa gëmul li ma wax sax mais boo demee seen kër wala laajte di xam daal. ndax nag kii may décoré nag moom itam ki ñuy woon nii yaakaar naa tey ci Sénégal ñëpp ràññee bokk na ci mbër yi gën a rafet palmarès ci Sénégal ëpp ci ay victoire. gën cee néew ay défaite waaye gën a def jaloore ci li nga xamante ni moom mooy lutte avec frappe au niveau national et au niveau africain parce que kii tey détenteur drapeau chef de l'État la plusieurs fois kii champion d'Afrique la encore plusieurs fois def ba nga xamante ni fu mu taxawaan daal di lan solom ñu ne mooy jël li nga xam ne mooy làmb jël ba nga xam ne bu duggee ci làmb lañ ko yuuxoo dugg ci làmb ji def ci li nga xam ne moom la ci war a def ñëwaat ci bëre doon bi fekk ci ay rakam ak ay moromam ak ay magam ba tey di def li nga xam ne mooy jaloore buñ ko nomee nii bokk na ci mbir yi gën a ràññeeku bokk na ci mbir yi gën a yaru man damay sawar parce que xam naa ci dara kooku mooy avec ay magal ñu ne condamnation da ngaa dégg daal ñu ne kan moo koy décoré ñu ne nag la presse dañuy honoré muy koo xamante ni xam ngeen ne kenn mënut a wax lamb te tuddoo Lutte TV mënoo ko koo koy kan sama xarit sama doomu ndey Boucar Aliou Boucar tey ci suñu kàddu ci suñu mbaax suñu laamee suñu xaliba yow mii yaay décoré ki nga xamante ni moom mooy champion bu mag bi di Alioune Faye Pakal may leen ko mu ñëw et puis encore nee nañ moo ne noppal ñoom amateur yi de lamb ñoo xam ne demuñ ko bëgg a xam
la fa xew xaaral Boucar mii dina la ko wan wax la faram-fàcceel la fa xew jërëjëf wala bi merci beaucoup voilà dañuy dem ci kan ki nga xam ne nii nag mënoo tudd fi mu ne nii mbër mi ëpp lu mu jël nee nañ ci poids léger ci drapeau ci saison bii mooy kan mooy Karim bu Joal di xale boo xamante ni xale bu yaru la boo xam ne nekk ci grand champion Yaxya Diop Yékini ku ko waxee xam ne kii yàlla dafa dogalul drapeau chef de l'état bi mu waroon a bokk ci équipe bi mais ñëwoon na ci présélection bi kon vraiment nee nañ dañ koy jox Fallou bu Gërëñ ñu dëkkal ki nga xam ne nii moom mooy Idi bu Gërëñ Fallou bi nga xam ne nii moo dëkkal ki nga xam ne mooy Jackson te Jackson mu ngi sama avance boo xam ne war na ma ko bëre maa demul maa mëntiwul rek xam nga bëri bëri mënti na ñëw samay avance mais dama koy multiplier par 5 loolu bu ñu ci yóbbu sama avance par 5 daa koy multiplier nga fay ma ko yàlla na yàlla defal leen jàmm déggal may sa ñaay bu ma naan tànte na waaw acca koo koy champion bu mag boobu leen kii mooy yoon ak kan sama yoon dafa tànk dañuy dem ci côté ndox mi 17 drapeaux la am ne nañ waaye dafa boole di bëree ci bëre simple bi di ci am ndam di bëree ci li nga xamante ni moom mooy poids léger di am ndam di bëree ci poids lourd di am ndam bu ñu dajalee drapeaux yi mu jël muy 17 drapeaux il faut être quelqu'un pour le faire le géant de Bargny le géant comme son nom l'indique il n'est pas petit il n'est pas court aussi c'est le géant de Bargny nee nañ daal mooy léger bi ëpp lu mu jël ci Sénégal moo taxawoon tey li Karim def moom moo ko remplacé daaw Karim ma remplacé géant ren nee nañ nag gars yaa ngi leen di bëgg a sonal ñoom classe yu toppala ko yi dama nuur tàmm naana ay toog ay ñoom kare ñoom ndox kii c'est un grand monsieur Adama Thiaré aca wala caméra yi c'est bon merci beaucoup akal ki nga xam ne nag moom la ñuy jox moom homme de défi la moo jël 3e place homme de défi la parce que dara ji def ko ren nga ne déwén dama ciy bokk te xamoo déwén lu muy ñëwee ngëm-ngëm la fula la fayda la liggéey moo koy joxe waaye dem rek ko yàq daf maa yem kookoy kan l'homme de campement Ngexoox Toubacouta c'est le petit frère de 11 drapeaux 1 2 3 ba 11 kan moo koy nee nañ Abdoulaye Diop président écurie bu Ngexoox am ngeen liggéey bu rëy nag seen diggante ak ambulance Gambien ambulance organisé par le promoteur de la capitale du rail Sidi Diakhaté événement bu rëy sargal may sa Ndiaye lay doon xanaa aja c'est bon xoolal caméra bi voilà Toubacouta ndaanaan li nga xam ne nii maa ko bëgg a yóbbu stade rakku ambulance ki nga xamante ni fu mu jaar fallaxe ko rajaxe ko maraje ko taraje ko koy kan rajaxe mu noonu xaaral ma puus balaa ma may rajaxe ñëwal lii koy rajaxe kan moo koy ñëw nee nañ manager bi nga xamante ni bokk na ci manager yi gën a sawar di bëtal seen i mbër ay combat taxawaay bu am solo koy kan Assane Ciss bu Saly ani Assane 12 drapeaux. Assane Ciss Maysa Ndiaye nee na ma Assane Ciss renseignements généraux. représentant Ahlu Lamb Sénégal à Saly. représentant Ahlu Lamb à Saly. kookoy Assane. renseignements généraux la Maysa Ndiaye tuddee. acca jox ko. voilà rajaxe Assane Ciss moo koy remettre. ki nga xam ne nag mooy mujjee Mbuur la dëkkul Mbuur de waaye Mbuur la dëkk
yaakaar naa dëkk bu nekk soxla woon nga ki nga xamante ni moom mooy champion bu mag bi lii waxam bëriwul waaye jëfam rëy na lool làmb boo fa demee da ngay xool ndax moom bokk na wala bokkul ñëw na wala ñëwul dina ñëw wala du ñëw yaa ngi koy laajte kon tey suñ ne moo nekk meilleur lutteur ci lutte sans frappe c'est le meilleur mais nag balaa ñu koy woo dama bëgg ngeen tàccul ma ordinateur d'abord balaa ñu koy woo président dafa am kàddu yu bëgg a sànni balaa ñuy woo ordinateur. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi ma leen nuyoo di leen santaat rek. waaw ci teewaay bi mais tamit munuma ñëw rek te sànniwuma benn kàddu. waaw di ko yóbbu ci ordinateur muy mbër mi nga xamante ne nii dañ koy santaat bu baax di ko gërëm parce que mooy mbër mi nga xamante nii dafa taxawu lutte simple bi. tey dama naan bu nekkuloon ordinateur lutte simple amateur yu bëree bëri dinañu bàyyi làmb parce que nekk na mbër moo xamante ni dafay bégal lutte simple bi tey jii ñi ko supporté ak ñi ko supporté wul yëpp dañu koy bégee muy di ko ñaanal lépp loo xamante ni mu ngi ko séntu ci carrière am rek yàlla defal ko c'est le seul lutteur boo xamante ni day jël ñaari drapeau ci benn guddi moom def na ko defaat ko def na ko daaw ñaari yoon defaat ko ren ñaari yoon tàccu leen ko ñu koy santat bu baax di ko gërëm di ko wax ne ñun waa Ahlu Lamb Sénégal de kontaan nañ ci yow bég nañ ci yow di la wax ne bonne continuation. jaajëf. jërëjëf kon ordinateur dañoo bëgg nga ñëw nii ordinateur nag xam nga ne boo ko ne clic loo ko laaj mu jox la ko moo tax kii day bëree catu karaw boppam day bëree ba ci weyam kii koy champion bu mag bi nga xamante ni ci la gars yi di jàngee bëre jom kii tey damay wax ne su doon ne football la dañ naan mooy Messi su doon football la dañ naan mooy Messi waaye lamb la mooy ordinateur kan moo koy décoré mais président may salaamaaleykum waa Ahlu Lamb Sénégal ñu ngi nuyuwaat di ziaraat di joxaat yëpp seen wàccuwaay waaw comme guddi na rek dañuy tënk rek dañuy sant mbër yëpp ñu fi teew Ahlu Lamb Sénégal président waa ngi nii ñu ngi liggéey bu diis ko suñu kaw ku ne xam ne lamb ba sensible li ñu wàllu war na ne wàllu mbër yi ñun la ko dénk ñuy déggante ak ñoom ci wàllu leerlu ndax Ahlu Lamb Sénégal ku ko xam ne ci lu leer lay doon duñ am lu lëndëm rek dañuy woo mbër direct mu wax ñu nga xam ne moo xew léegi nag mbër mi nga xam ne mooy ordinateur dañoo yombalal liggéey boobu ak rajo ak Touba ak ñi fi dajee ñu ngi sant mbër yëpp di leen gërëm saa yu leen woowee dañuy wuyu déglu ñu li leen di laaj ñu leeral ñu ko ñun nag dañ leen di delloowaat ñu gën ba pare di nga xamalaat ne Ahlu Lamb Sénégal dara taxu koo jóg loolu jàppale lutte simple comme niñ ko waxee du ci jaar président yi wax nañ ko fi jaar wax nañ ko li nga xam ne nii mooy lamb rek koo koy côté muy lutte simple te mu nekk li nga xam ne mooy université lamb su doon wax université lutte simple mooy université bi booy côté boobu booy côté ko moom la Ahlu Lamb Sénégal taxaw di xeex tey ñun nag ñi fi nekk bari nañ amuñu benn polémique ci lamb yi zone boo dem ci Sénégal am nañ suñu membre yoo xam ne ñu fa ñi nga xam ne nii ñoo nekk di lamb-laamee ñii li ñuy def dafa leer wala li ñuy def leerul ñu xamal leen ne tey bu ko temps bi may woon mbër bu nekk tey bu taxawee fii ñu wax ne li mu jël ci drapeau ak ki mu daan final ak dëkk mën ko jëlee lépp ñu noté nañu ko mais temps bi moo ñu ko mayoon ñuy wax ne mbas mi di jaar yàlla fi jógee bañ nekkaat ci suñuy activité ñu dund lamb ñu taxaw ay mois yu bëri doxul Ahlu Lamb Sénégal nag bu leen di déclaré fii ne pare na pour tëgg journée bu mag incha allah te ci première saison bi lañ koy tëgg dinañ teg nit bu baax incha allah woo mbër yëpp dund làmb suñu jógee fii dinañu ñëw jàpp date bi wax nañ fi leen koy liggéey loolu nekk nañ doon sant di sant accompagnement yi kenn du moom ci biir micro yi bàyyi seen i waa Ahlu Lamb Sénégal nag ñëpp taaj bés bu ma seetee tey dinaa ay tàggee ci teg chaque jour ñu di sonn président ñu ngi leen di taal kase dafa bokkoon ci ñun ba léegi mu bokk ci ñun ñu la koy dénkaat bu baax a baax ñu jàppale ko ci ñu mu waree ñu ngi lay ñaanal wér gannaaw bi dina wax ne yàlla jàpp nekk jaamu ko bàcc suñu faalu loolu rek lañu amoon comme temps bi dugul ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum jërëjëf champion bu mag bi Tapha Tine moom itam ñu koy nuyu moom itam daf ñu nekk ci làmb Saloum Radiakhana tur boobu teewoon nee na ñu itam ñu ngi lay sant di la gërëm di la jëfal bu baax a baax tur boobu tàccu leen ñu ko moom itam ñu ngi ñuy wax itam ne man damaa jàpp ne Ahlu Lamb yéen am ngeen atu yëpp parce que pour am le président national de la lutte sans frappe ngeen am mon ami ambulance ci seen biir ñaar ñii rek bu ngeen ko amoon damay wax ne lu ngeen bëgg ci làmb ci Sénégal mën ngeen koy am
waaye nag dañuy jox ki nga xamante ni moom mooy décorer ordinateur parce que champion koy présenté champion itam champion moo koy décorer waaye champion moo koy remettre te jéem trophée kon dañuy woo ki nga xamante ni ñaari ak ñetti weer na def ci boppu CDG bi ñi jël ko dénk ko la région de Thiès jël ko dénk ko lamb national au niveau national lutte avec frappe muy nomination bu bees bi nga xamante ni chaque année président Alioune Sarr daan def lettre de remerciement jaarale ko Tivaouane indi ko Mbour ba tey mu nekk au niveau national kooku su ma ko waxee mooy xaritu Serigne Diaw xaritu Ablaye Pouy mooy le président Maïssa Ndiaye tàcc nañu ko maa moom jubóo nag te yëpp rek waaw juree may signalé ne moom juróom benn jabar la nee na benn jabar rek la waaw bu dee am na ku ko déggul dëgg la bon bala may joxe déclaration bi dama bëggoon interpeller président Doudou dégg nañ doléance yi dégg nañ plainte yi tuuti naa si wax si turu ministre bi tuuti naa tamit si wax si turu le président Manga mais mën naa jël engagement fii tey président Doudou mën naa jël engagement bu soobee yàlla waxtaan dina am te déggoo dina am incha allah parce que mission bi benn la mooy nan lañ mën a def ba yóbbu làmb bi si kanam te defe naa loolu ngeen di dox ñu ne loolu lañ ñu dégg war nañ mën a jubóo incha allah je vous remercie. beneen AC Gloire gi nii Zal ziar naa la. waaw ziar naa la champion bi billaay wallaay. ñu bëggoon xam sa teewaay fii rek tey. waaw teewaay fii de waa lamb Sénégal ñoo wootee def lu rafet loo xam ne tey jii lii day yokk mbiri jom quoi ndax xam nga tey jii bu ne dañuy defee mbir ëpp drapeau ak mbir gën a yaru ñu def ñu gën a ràññee loolu dafa neex quoi ñu invité tamit AC Gloire yi ñëw rek jàkkaarloo ko mel ni yow tamit rek loolu dafa neex moo tax tey jii lii duñ def ordinateur ren daf ko daaw ak 3 ans yi mu koy jël day tax déwén mbir gën a am jom ne bu déwénee mën naa bokk ci déclaration bi quoi di ñaan yàlla rek li yàlla continuer bu baax a baax. kontaan si yow. waaw bëre samp tamit gën a amaat mais maa ngi kontaan si yow xam nga sa fant laa ndax da ngaa woon a bëre te bëre woo da ngaa woon a bëre quoi te bëre woo. maa woon ci école bi waaw yaa ngi ci école bi rek boobu bi ñu ñëw ñaaxaar boobu yaa ngi ci école bi mais ba tey yaa ngi bëre da yaa ngi ci làmb ji quoi di leen ñaanal yàlla rek yaa nga dem a dem ba nekk suy mag a mag a mag yi te kattan yàlla ñu leen koy ñaan yàlla ko yàlla defal quoi jërëjëf. ziar naa la. waaw Boucar Ligue TV maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. noo yëg tey. waaw tey mbégte kontaan tey naan àdduna amul solo quoi wax lu làmb Sénégal tey ji dañoo def lu daw suma yaram tey ji décoré ma te mun naa ne man rek nekkuma fi mbër kon di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaanal wax lu làmb yëpp rawatina lit bëre simple quoi di la ñaanal yow tamit gis nañ sa taxawaay si làmb rafet na lool daal ñu ngi lay bëgg naa trop jërëjëf waay jërëjëf ayca Karim Bou Joal ziar na la. delloo ziar Boucar. nga jël meilleur lutteur si poids léger yi. waaw gis nga ko di sant yàlla rek. Karim rëyul guddul rëyul. gis nga ko waaw yàlla la rek. mais bëri bi. waaw moo ngi fi moom waaw doole baa ngi fi tamit. doole baa ngi fi tamit. dëgg la de. est-ce que yoroo mankaane. non yoroo mankaane sax. kon affaire nu mu demee noonu. waaye xam nga jom la rek. waaw billaay jom ak waaw bëgg dara. waaw foofu la. ban yëg-yëg nga am tey. waaw di kontaan si yéen rek di kontaan tamit si gars yi yëpp ñu ñu invité fii nii affaire yooyu noonu. waaw ñun moom bëgg nañ trop te li tamit dafa baax si làmb day tax nit ñi xam la affaire yooyu noonu. dëgg la waaw di kontaan si yéen. waaw man tamit maa leen di bëggee yéen ñëpp. waaw di leen di bëggee lu bëree bëri di bëggee ñu fi tase ñëpp. waaw kenn fi nekk mooy loolu. maa lay bëggee. bëggee. Toubacouta yaakaar naa moo jël 3e. waaw maa jël 3e. di kontaan rek. di wax ni comme maa leen ko digoon daaw. yàlla dogal na ko jël naa bokk naa si décoration bi. déwén man maa jël première incha allahu rabbi parce que laam yi amatul ay poids lu ma mën a téye maa leen man fuuf maa leen ëpp doole. foo ko teg. maa leen man yow Boucar xam nga ne laam. gars yi gën la ancien gën la wow Touba. moo tax xale liggéey doole xale koy def liggéey doole boo gis xale lañ si gën a taamu man maa gën a nekk xale maa juddu 97. laam ji amatul poids lourd Boucar billaahi damay dugg lamb sax damay rus a xool nit ñi. parce que da ngay jóge sa kër dem làmb bëgg a bëre doo gis benn poids lourd benn da ngay obligé bëre ndànk jël si fa nekk ñibbi te man damaa bëgg jaay doole. naxanteeg ñoom quoi. waaw damay naxanteeg ñoom xam nga làmb ji amatu ay poids ay ordinateur fi nekk te matuñu 80 kilos. ordinateur ñaata yoon la daal. daan na ma daal daan
daanaan ma. kon est-ce que jotul nga respecté ko. barki Seydina Mohamed Boucar ordinateur dinaa ko daan ba may woo téléphone di ma wax may ma incha allahu rabbi. à suivre. Aïcha Ndiaye ziar nañ la. fii la waree. ñu la doon décoré maanaam nga nekk anciens yi nga xamante ne ba tey ñu ngi si di jaayante. bëreeg say mag bëreeg say morom di bëreeg say rakk tey ban yëgee nga am ci loolu Ahlou Lamb woo la di la décoré di la sargal. waa kontaan ci waa Ahlou Lamb di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla leen may wér ak wér la waaw kontaan si initiative bi bu baax a baax kay waaw. kontaan si mu am ñuy bëggee Mamady Ndiaye nga xamante ne tey bu Mamady daanoo sax te buñ ñibbee duñu reer maanaam Mamady ban yëg lay am si noonu ak ñi ko ñi bëggee noonu. dëgg la di baalu ak Sénégal yëpp waaw surtout ma supporters yi ñiy sonn ci yow xam nga di leen nuyu di leen ñaanal yàlla tamit yàlla defal leen jàmm waaw. di leen wax lan ne le grand retour daal. waaw incha allah waaw incha allah. jaajëf. grand Boucar maa ngi lay fay. yaa jël deuxième. waaw maa jël deuxième. maa ëpp sax lu ma jël Sénégal. waaw mais yaa jël deuxième. waaw. parce que da nga doon boole lu rek les. waaw noonu la demee. ban yëg-yëg nga am. loolu dañuy def lu dul contact rek ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur xam nga di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi quoi xam nga di nuyu waa Ahlou Lamb Sénégal di rafetlu si initiative bi ñu def nii si dëkk bi ndax lii dafa rafet quoi waaw loolu la ñu wax. yow tey lan mooy sas bi après. instant yi gën a liggéey rek dañu war a gën a liggéey ndax daaw doonoon naa meilleur lutteur poids léger ren moo doon meilleur lutteur si lourd à léger xam nga duñ def lu mooy santaat yàlla rek gën a liggéeyaat xam ne ñun daa am ñu yaakaar si ñun te daa am ñoo xam ne ñun dañuy tax ñu déranger wu dëkk ak dëkk di ñu seetaan si kon dañu war a yokk jom di entraînement di teel a tëdd respecté nit ñi jox leen cër waaw ma am message boo xam ne nag Boucar man dama koy jàllale quoi si sama mbokki mbër yi di jaar si géej gi muy loo xam ne rafetlu ma ko quoi ndax ku ne xam ne làmb dafa metti nga jël benn 3 ans boo xam ne da nga ko def sa visé ko si làmb entraîné ba làmb commencé la xam nga dugg si géej gi bu ma soñoon daal loolu gars yi bàyyi ko quoi waaw loolu dañ ko war a wàññi waaw. di nga yéeg lu wala doo yéeg lu. waaw man yéeg naa booy xool ren sax 5 drapeaux poids léger laa jël 12 poids lourd waaw kon ren li ma laal si léger bëriwul booy xool nag boo gisee mooy bëre léger sax mooy man 2016 laa débuté si làmb dama doon jàng quoi mais 2016 laa débuté si làmb te dañ na yoon boo bëggee mu yegg da nga siy demee xel mu seet la quoi. waaw loolu moo yokk tax ma ne si poids léger di si bëre mais ren incha allah rabi dinañ bëre poids lourd waaw ndax fan ñu ngi koy laaj xam nga di nuyu sama yaay waaw di nuyu sama papa ndax mooy sama première fan man sama papa waaw moo ma njëkk a supporté si nit waaw sama papa ma koy nuyu au passage di nuyu sama gars yi Baye Fall yi sama gars yi mooy ñi ma foondool juddoondoo ñoom màggandoo ñoom bañaluñ ma dara waaw ñëpp maa leen di nuyu. waaw di nuyu waa Bargny. da ngaa takk jabar. man noonu takku ma jabar. gis nga estati temps kan la. kooku sama xale la sama gel la quoi waaw. à suivre waaw à suivre. Gandiaye siyaar naa la. delloo siyaar grand Boucar. ordinateur bi foog naa yaa doon woo gars yi di leen sonal rek. waaw gis nga billaay wallaay di leen jégalu waat rek billaay wallaay ñoom moom rek laa amee njukkal quoi vraiment chaque jour maa ngi leen doon kari guddeeg bëccëg suba ngoon amul kenn ku ma ci mosoo wala nga coupé ma vraiment maa ngi leen di sant mbëriñ fi décoré yëpp di leen wax ne yal na leen jig déwénee ñu teewaat fi ñu décoré waat leen ci kàttanu suñu borom. ngeen def ko daaw defaat ko ren tey maanaam yéen ban yëg-yëg ngay am. wallahi contentement rek ndax def nañ ko daaw def ko ren avancement lañ ci doon séntu vraiment am na ndax daaw Boucar boo xoolee benn mbër lañ décoré mooy ki jëloon pay ren ñu décoré 2e ba 3e jël ay anciens leaders ñi nga xam ne bëri nañu ak seen i mag ak seen i rakk ñu boole leen ci kon avancement am na vraiment ñu ngi sant bu baax di gërëm. ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi kontaan bu baax grand Boucar yow it vraiment ñu ngi lay jaajëfal ndax bay nga sa waar ci lamb tey ñun amateurs yi bu ñu noppaloo tey barki Serigne Saliou grâce à yow ak ñeneen yow mel ni yow di liggéey ndax du ñu dem lamb joo dem buñ toogee ba ci ngoon nga dañuy dugg YouTube xool lépp du am lenn loo xam ne ni lu ñu ciy manqué la kon ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëm di la ñaanal la nga dem ba gérer sa télé bopp ci kattanu borom bi loolu lañ lay ñaanal incha allah grand Boucar. président maa ngi lay ziar. ndeysaan maa ngi lay ziar mon ami mon frère Boucar. la masawu coono. waaw jërëjëf. sa liggéey bi bu am solo bi nga def ci làmb. waaw macha allah. ngeen woo gars yi décoré leen ban yëg-yëg. waaw kontaan rek am kontaan tey boo gisee tey jii famille làmb taxaw ñëpp taxaw ñoom Abdou Waxal ñëw ñoom Doudou ñëw président Maysa Ndiaye ñëw ñu gis fi ay ndaanaan yu mel ne ay Mamady Ndiaye ay Pakala dañoo am kontaante trop ñu gis kii xale yoo xamante ni yaakaaru làmb lañ ay géant bu Bargny ay Toubacouta bu Ngeko ay Karim bu Joal dañuy am kontaante trop lutte simple bi nag Ahlou Lamb Sénégal li may wax toujours rek mooy dañu fas yéene taxawal lutte simple bi waaw fépp foo xamante ni ndaanaan mu nga fa foo mën di dëkk di def ay jaloore ñu wone la ba ñëpp xam la parce que tey jii mooy suñu 2e édition ñu ci doon décorer ndaanaan yi nga xamante ni ñoo def seen i jaloore muy tey jii Rajaxe bu Kër Fodé am 12 drapeaux Toubacouta bu Ngekoox am 11 drapeaux Karim bu Joal ëpp lu mu jël ci poids léger yi
géant bu Bargny jël 17 drapeaux léger ak lourd waaw ki nekk ci bopp bi di ordinateur mi nga xamante ni daaw moo jëloon paie ren moo jëlaat paie di am kontaan tamit di décorer waat ku mel ni Pakala mi nga xamante ni moo gën a fair play ñuy am Mamadi Ndiaye mi nga xamante ni moo gën a ancien moo ko Sékou Diouf dañuy am kontaan trop ñun axlu làmb Sénégal wane tet yooyu nga xamante ni def nañ lu baree bare ci làmb. ñu ngi lay jaajëfal. waaw kontaan naa ci yow mu am message nag bu may jàllale wax naa ko sànq ci samay wax ministre Matar Ba gis nañ ne tamit lutte simple bi laaj na ñëpp seen xalaat te lutte simple gi gisuñu ci seen bopp te yaakaar naa ne ñun tamit dañu war a gis suñu bopp ci loolu di amaat tamit beneen naqar boo xamante ni ñu ngi ko fa doon xaar mooy arbitre yi nga xamante ni dañu leen rajo woon ku mel ni Sitor ay daa mel ni recevoir na leen après. waaw recevoir na leen après waaw yëguma loolu mais tamit loolu gars yi ñun jooyoon nañu ko mais tamit bu ko amee rek dinañu kontaan trop te xam ne ñooñu tamit ay doomu sénégalais lañ ci làmb ji la ñu bokk waaw kontaan nañ ci loolu Boucar moo nag frère jërëjëf